salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant maa ngi tudd madame Tall Abi Fernande maay major centre de santé Cambérène. maa ngi ñëw fii depuis 2005 en affectation en tant qu'infirmière bi ma delluwaatee école ba ñëw ci lan ma nommé major ça remonte à 2015. waaw comme di nuyu major ndax moo ñu dalal di wax ni rek metti te aussi warul nekk chanson rek benn rituel boo xam ne dañu naan troisième vague dañuy ñaan yàlla mu yem fii mu bañ am sa quatrième ndax gars yi dañuy xaabaabal rek te du jeu d'enfant loin de là ndax ku gis ku natt sa bopp rek temps yi li ngay daj si dem dëj wala feneen tey boo xoolee surtout yëpp ñu fees ndax nit ñi bëgg a ñàkku donc loolu nag nit ñi faut pas que ñu koy soofantal ndax li fi jaaroon fekkoon nit ñi jël nañ seen matuwaay ñàkku rek amaana kon sax du ñu egg si fii. comme ça sax du ñu egg si fii. waaw du ñu egg si fii. donc léegi fokk ku nekk rek def sa prise de conscience xam ne lii lu am la te nag yàllaa ko fi wàcce waaye lu ko yàlla wàcce du nekk malédiction du nekk loo xam ne daal dañu war a baisser les bras rek. ndax yàlla lu mu indi rek indi na saafaram. mais nit ñi nag bu ñu nangoo ne ñëw na ba pare te nanguwuñu saafara bi mais kon du fi ma si jóge. xanaa métti rek gën a métti premier bi gën a métti deuxième bi parce que wax dëgg yàlla li ñuy gis instant yi ñu toll ci jamono bii ñu naan ñu ngi ci troisième vague gisuñu ko woon auparavant malade yi gën nañu bare jàmbat bi gën na bare feebar bi gën na bare te gën na métti lool tamit buñ ko dee natt. waaw malade yi bëri nañu comme fépp rek du centre de santé kese Cambérène kese bëri na lool mais organiser nañu suñu liggéey de telle sorte que avec l'appui de notre médecin chef on arrive à gérer tous les malades que nous recevons macha allah. yore nañu ay équipe yoo xamante ni dynamique nañu redoubler nañu seeni heure de travail xaaruñu tooñu seeni horaire dañuy ñëw sax avant leur heure 2 heures avant leur heure sous l'ordre du médecin chef rien que pour renforcer équipe yi nga xamante ni ñu ngi fi. waaw xam nga ñun malade xamuñu ci xàjj ak seen ak foo mënti jóge rek il suffit que nga dugg ci biir hôpital bi am jàngoro ñu war la cee mën a taxawu di ñu xool fi nga jóge dañuy daal di toppatoo li la fi indi loolu moo ñu fi tax a toog tamit. dina ñuy jóge unité 5 Guédiawaye Golf vraiment dina ñuy jóge fu nekk. waaw mi ngi exister ba léegi parce que ñun sunu médecin chef daf ciy teg loxo bu baax soo ma gisee nii sax ñaari masque laa teg. parce que dama xëy di vacciner ak nit ñi ni ñuy duggee di génn ni ñuy baree ak fi nga nekk. da ngay obligé ubbi fenêtre bi am air malgré que climatiseur bi mi ngi tàkk tu es obligé de prendre les mesures barrières am tuuti distance ak nit ñi à l'intérieur suñu salle yi aussi c'est comme ça que ça se passe moom daf ciy insister vraiment beaucoup. waaw damay ñëw sànq si li nga wax major bi wax na si ñiy ñëw te xëy na dëkkuñu Cambérène loolu dañ ciy sant yàlla ndax day wane ni réputation bi ndax li tubaab di wax naan le vinaigre n'attire pas les abeilles. nit ñi dañuy bëgg lu set lu baax ñu dem am fa yaakaar donc tey bu santé bi amee réputation boobu ba nit ñi jóge fa nekk di ñëw di nga faju sant yàlla te loolu tamit message la pour waa Cambérène ñi nga xam ne tey amaana tamit dañuy jéggi di jóge fii di dem faneen ñu xam ne am nañu lu baax am nañu personnel bu baax am nañu santé bu baax te lépp lu fi lu baax lu structure de santé war a am mi ngi fi macha allah. waaw masque yi di gërëm ONG bi ñu ko waxee sànq dafa am ONG bi fi ñëwoon tey bu tudd EPI entraide partage insertion donc di yëngatu si wàllu santé waaye si wàllu tamit éducation ak si wàllu développement capital humain maanaam lu méngoog nit daal lu mën a yokk nit te loolu ñoom communes yi bari nañ fi lim koy faral di waxee rek bu ñu bàyyee communes yëpp waxuma sax ñëw may ñu ay masque matériel mais ñoom dañu bëgg sax implanté wu Cambérène maanaam samp seen makkaan fii si Cambérène lañ ci gis nag ñoom ñoo ko xam waaye daal ñu ngi def ay pexe pour am fi local nekk fi et waa ji Aimé il s'appelle Aimé Moelle Ndika mi ngi basé wu Lyon te man bi mu ñëwee xëy na sax loolu la parce que bi mu ñëwee ñu ngi waxtaan fi mu implanté wu si Lyon man foofu laa jàngee donc si université boobu moo xam naa nag yooyu yëpp suñu biir waxtaan depuis boobu nag du toog benn fan ñaari fan taw woo ma téléphone alors ñuy échanger ba keroog mu ne ma daal
maa ngi soog a ñëw Sénégal mais am na lu ma indaale amaana bariwul mais daal du ma jox kenn ku dul Cambérène tey nag la ñu ñëwoon si poste de santé bi nee naa sax d'habitude sax dañuy ñëw indi ko fii parce que bii mooy structure faîtière bi bu mag bi loo fi indi rek ñoom ñooy xool na mu jaadoo ñu séddale ko mais bi yoon dafa ne bi ñu waxtaanee ma ne ko am nañu ñaar structure de santé mu ne ma léegi da koy def 2 lots benn mu yóbbu ko fële benn mu indi ko fii alors donc nag comme ñëw na ba gis alors xam naa nag incha allah lii moom premier pas bi la voilà waaw c'est une bonne chose xam nga bu fekkente ni dañu ni vacciner nit ñi mooy tax ñu wér ñun duñ ci gis lu dul lu baax d'autant plus que ba ñu juddoo ba léegi ci vaccin la ñuy dox suñuy doom dañ leen doon vacciner ñun ñii dañu doon vacciner suñu yaay dañu doon vacciner donc gisuñu ci benn inconvénient dafa fekkte ni réseaux sociaux yi dañuy yàq lu bare mais du tee nit ñi duñ leen defal lu bon faj moo ñu tax a jóg yàq taxu ñoo jóg comme ku ñu ci jógal nga dem vacciner rek aar sa bopp aaraale ñi nga nekkal ci sa biir kër loolu rek la amul dara lu bon nii nag macha allah ñi ngi ñëw bu baax waaw parce que 7h15 au plus tard 7h30 la ñuy commencé activité bi balaa ñuy ñëw dinañ leen fi fekk tubaarkàlla donte sax 8h mooy sunu heure xëy mais dañu avancé heure bi boo xoolee tey ci bis bi ñu nekk bi ñu xëyee ak léegi vacciné nañu 150 personnes. 150 registre baa ngi nii sama kanam. waaw je suis obligée ma def tuuti arrêt parce que aussi dama am ay malades ci biir salle bi il faut ma dem xool leen lijjanti seeni traitement ba pare vers 14h ñu door a reprendre 15h. am nañu aussi beneen équipe boo xamante ni mi ngi stade Léopold depuis démb. di jàppale waa district Nord parce que foofu tamit am nañ fa ful bu important. équipe boobu aussi dañuy yóbbu seen matériel. dem vacciner ji ba 17h 18h ñu wàccaat ñu wax sur place ñu door a def le cumul des vaccinés joxe suñuy données. c'est comme ça que ça fait. jeunes yi ngi ñëw. waaw léegi je vois des jeunes mais plutôt des hommes. waaw ça moom def naa ci remarque bi. góor ñi rek ñu ñëw. góor ñi daal ci jeunes yi. góor ñee ëpp jigéen ñi. mais n'empêche mag ñi aussi ñi ngi ñëw. daf lay jaaxal sax léeg-léeg nga gis mag boo xamante ni ba mu waree woon ñëw yàgg na lool. muy doog a ñëw. dalay leer ni la parce que léegi ñu ngi koy accorder importance. ils répondent vraiment massivement à la demande. waaw lii baax na nu ñu déployé woo surtout génn structure yi. dem fu mel ni ay stade Léopold Sédar Senghor. yooyu yëpp dafa wax day firndeel ni état bi jël na ko à bras le corps. mosu ko sax soofandil nit ñi au contraire ñoo ko gëmul woon. waaye ñàkk gëm bi yëpp man dama jàpp ne ay caaxaan la ndax tey boo xoolee malade yàlla tere souvent sax bu jógee këram sax du xam fu mu nekk bu ko affaire bi jàppee du xam fu mu nekk waaye léegi yow fan la yóbbu xamoo ndax boo demee loolu lay jox te au moins que bu fekkee da nga lucide ànd ak sa xel bu ñëwee di nga xam boo mënee jàng sax man nga ne sax ma xool ma liir man nangam nga xam loolu lay jox waaye bu la dalee amaana bu lay indi doo xam foo nekk man nga dem fee sax ñu négligé la te doo xam ndax négligé na la am déet donc moo tax faut que jeunes yi surtout nañu mag ñi bien sûr ni ko major waxee léegi mag moo xam ne nag yow da ngay jur sax ay doom yoo xam ne amaana yàlla waroon yedd ak yow ñu lay yedd kooku moom sàggante la parce que dama jàpp ne mag ñi waruñu woon sax xaar ñu leen koy wax xale kay mooy bajjantiku ak nangam teel ndax réseaux sociaux yi waaye magum jëmm di sàggan ba ñàkk woo bi nii non là c'est grave c'est grave donc na ñëpp ñëw ñëpp ñëw te ñàkk bi aussi foo ko mën defee waaw boo nekkee Dakar di fa liggéey boo gisee fu la gën jege sax defal bul xaal ba ñëw sa structure def parce que vaccin yi fépp la c'est pour le Sénégalais donc moo tax fu si nekk rek fa mu gën yombee rek loolu bu ñu ko defee rek mën na oyof si ñëpp waaw day soulager personnel santé bi mais aussi day tax tamit du am yenn rush yi ak yenn bousculade yi. macha allah. waaw seulement waaw góor a day yokk góor bu mënee gën a jëm kanam rek ñu gën a jël ndax nii mu def nii sunu personnel dañuy ressentir Covid bi parce que ñun ci sunu bopp da nga ciy gis ñu feebar. daf ciy am ñoo xamante ni dañuy infecté parce que ñoo ngi ci biir malade yi ñoo ngi testé donc loolu du ñàkk te plus nag personnel bi di gën a tëdd plus faj bi di gën a jafe matériel bi aussi comme niñ ko defee tey recevoir don même bu dul don lépp appui boo xamante ni monsieur le maire mën na ko appuyer
ah bu ñëwee ñu jël ñun daal lu ñu avancé loo rek lu ñu jëmloo kanam loolu rek la ñu soxla waaw te mi ngi ci jàpp bu baax sunu médecin aussi chef aussi jàpp ci bu baax waaw macha allah di gërëm ñëpp di gërëm monsieur le maire sunu médecin chef ak sunu CDS yi nga xamante ni vraiment ñu ngi appuyer ci lépp lu ñu mën pour yombalal ñu sunu liggéey sunu CDS moom amuñu morom sunu médecin chef aussi macha allah ñu ngi jàppale personnel am ci lépp lu mu mën lu nga xamante ni mën na jëmale askan bi kanam rek daf koy def di soññ nag sunu population nanu ñëw ñàkku mag ak ndaw ñun liggéey moo ñu tax a jóg amuñu xaaj amuñu seen ku ñëw li nga xamante ne soxla nga ko ci centre bi su fi disponible gisuñu benn inconvénient pour defaral la ko di gërëm nag sama personnel parce que dama jiite personnel bu xarañ personnel bu am jom personnel boo xamante ne liggéey moo leen tax a jóg te xam nga koo gërëm rek da nga koy gën a sonj donc ñoo ngi sonj ñëpp buñ ci jàppee rek dina jëm kanam di ñaan naan Covid bi jóge fekk jàmm ba ku nekk mën a delluwaat ci say activité ndax jàmm daal ci la lépp xaj te loolu rek la ñu soxla démb rek démb si ngoon ou bien barki démb si ngoon ñu ngi def réunion à la mairie ak le docteur médecin chef sa Cheikh Sadibou Diop ak docteur Kébé ak Ablaye Gassama secrétaire municipal et là c'était pour relever le plateau technique actuellement ñoom seen jafe-jafe bi gën a am solo mooy rajo rajo bi rajo te bëgg nañu incha allah balaa at bii dee bëgg nañu rajo bi ñëw waaw ñu ngi si balaa 2022 ñu ngi si processus parce que appel d'offre la commande publique la dafa am lu mu laaj technique bu mu laaj ak yu bari yoo xam ne mënoo ko jàdd si loolu la ñu nekk waaye ñu ngi koy activer pour que incha allah d'ici fin de l'année incha allah ñu mën ko am ak yeneen matériel yoo xam ne matériel labo la te buñ ko amee dina tax centre bi gën a jëm sa kanam. centre bi dem ci kanam. loolu tamit complément la rek. complément la parce que bu yoon jeexul waaxusul lu jeex mais dañuy wax rek ne askan yi centre bi centre bu baax la major wax na fa léegi personnel bi tey foo dem tey wax personnel Cambérène tey dañ koy xool sa kaw. parce que man xam naa si dara da ngay dem toog sax ay milliers yoo xam ne dañ lay wax ne foofu de diwa nga fa vraiment ñu baax lañu fa ñu jaar ñëpp egg si fii macha allah te biñ ñëwee fii aussi dañu gën a redoubler d'effort gën a xarañ gën a sawar loolu xam nañ ci dara donc dëkk bi yëpp commencé xalifa bi commencé njabootam commencé si délégué de quartier yi imam yi conseil municipal bi yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant si taxawaay yi guddeeg bëccëg ku fi ñëw kay kontaan kilifa gu mag moo su fi ñëw ñu ànd fii muy visiter fekk jaar na si centre yu bari waaye ba mu ñëwee fii yàlla mi ñu tiim dafa ne fa mu jaar yëpp bii moo si gën set moo si gën set loolu moom ñëpp dégg nañ ko fa mu jaar yëpp bii moo si gën set donc tey nit ki nag des fois olof dafa day wax ni loo am rek xeeb ko waaw loo am xeeb ko loolu c'est le propre de l'humain mais dañu xam ne daal am nañ lu baax beneen bi amoon nañu projet kooku ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr moo ko waxoon pour promettre benn élévation maanaam extension ndax xat na te extension li ñu ko mën def rek mooy en hauteur mais promettre na kon te bi ñu mujjee gisee nee woon na actuellement la procédure est en cours loolu tamit wax na ko la procédure est en cours waaw donc désigné nañu entreprise bi ko war liggéey donc là aussi appel la aussi tamit ñu gaaw si ndax léegi c'est une grande commune 52 000 habitants wala ñu am structure boo xam ni dañ ko day gën a yaatu voilà pour mën a répondre à la population waaw di sant rek di sant bu baax ji la gërëm si occasion bi di gërëm major di gërëm le médecin chef le Sidi Kadjifa secrétaire exécutif comité santé développement sanitaire ak tout le personnel à la fois du centre de santé Seydina Issa Laye mais aussi du poste de santé Kofi Annan ba nga xam ne fa lañ jógee dafa aussi lu mel nii et di gërëm Cambérène yëpp di wax ni rek nañu gën a jàpp gën a moytu xam ni feebar baa ngi fi gën a ñàkku gën a taxaw sañu askan gën a nekk benn bu xol yi booloo rek xéewal ñëw te foofu rek ñu séntu Cambérène séntu wuñ ko faneen voilà jërëjëf.
story. It's all